jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees ci xabaar yi bokk na ca ni bëccëg bi ñu jagleel mbirum autisme muy xale yi nga xam xëy na ak lu mel ni yembadi mu leen di jàppum dañu ci ñëw ci biir xabaar waaye li bi ci mbir mooy feebar bi ñu bari xëy na xamuñ la koy joxe la koy faj tamit cheikh na lool waaye sax ñay faj di ko docteur ñoo gën a néew ndax ñett dong la ci Sénégal am ba mu daj këpp dañu ci ñëw ci biir xabaar yi pàcc ba ko jagleel dana ci bokk itam lu jëm ci li nga xam mooy douane bi def ab liggéey ci yoonu diggante Sénégal ak Mali waaye itam romb biir Kédougou fan yi mbele or ba itam foofee lan fa jàpp ci la aw ci yoon sakkan na lool daañu ci ñëw ci biir xabaar itam ca gëstu boo xóot bu ñuy ànd ak Abdou Khadim Thiam doon ci bokk itam lu jëm ci koor gi ña nga ca jamono ji tembe lu ni mel tax na bam bu ñu xoolee ñiy jaay téere ak mbirum kuréel seeni mbir ma nga tàmbalee dox askan ñu bari ci ñoom delluwaat nan ci gën a fej li seen diggante suñu borom tabaraka wa taala daañu ci ànd ak gëstu soxna Aysatu Kan ci biir xabaar yi. daañu ko jaxale ak article de la semaine tey jii Mamadou Dieng ma ngay càmbar mbirum téléphone yi ndax téléphone kër ndekete yoo baax na ci boo koy jëfandikoo waaye am na ay loraangeem. sunu naataango yu Vox Populi def ci ab gëstu dañ ci xuus ak moom lii mooy li gën a fes niskis faram-fàcce gi sant leen gërëm leen ci ànd beek ñun ITV xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu soxal mbirum journée mondiale bi ñu jagleel mbirum autisme mooy xale yi nga xam yenn saa yi xëy na lu mel ne ak yembadi mu leen xaw a jàpp ci jëmm donte seen xel sax la muy nësër bari na lool lu mel nag moo tax ñu bari naam xëy na gis nañ feebar waaye la koy joxe xëy na xamuñu ko waaye itam paj mi cher na lool ndax lu la ci ay koppar moo bari loolu lépp bu ñu ko ci boolee itam fekk na waxtaanee ko lu mënta ñàkk la ci journée mondiale bi ñu ko jagleel Sénégal nag aajanam ñu ëngamloo ci bécc ay xalaat ndax mbir maa ngi tàmbalee bëgg a law bëgg a jéggi dayoo bam ñu xuus ànd ci ak gëstu Souleymane Diallo Mamadou Dieng reportage. Bleu mooy couleur bu symboliser autisme muy comportement boo xam ne day faral di fës lool ci gone yi nga xam ne dañu amee jàngoroy autisme. benn feebar la boo xam ne xale bi dafa am ay ensemble comportement yoo xam ne sur le day am ensemble problème sur le plan comportement day comporté wu comme day wuteeg yeneen xale day nekk xale boo xam ne day am comportement yoo xam ne nit ñi dañ naan ci dafa réew wala day voilà yaruñu ko ak yooyu comportement bi dina am problème xale xam dañu am problème mu wax communication duñu wax wala suñuy wax par exemple bu ñu bëggee damaa bëgg lekk la ñuy wax qui s'exprime à demi-mot ak ay xale yoo xam ne dañu am ay stéréotypes yi ay bizarreries li ñuy def ay xale yu balancé wu et cetera. autisme ñu bari ci penc mi xamuñu ko loolu waral sax ñu sancal ko bëccëg bi ni mel ngir fexe ba ñu bari ni jàngoro ji. dinañ waxtaan ak nit ñi dinañ fexe ba nit ñi xam luy autisme rawatina parents yi grand public bi ak effectivement autorités yi ña nga xamante ne tey fu ñu mënti nekk ci àdduna dinañ ñu dégg xam ne bés bii dañ ko jagleel autisme yi ñu expliquer leen lan mooy autisme ñu mën ci waxtaan. donc moo tax dañuy dem ci plateau télévision yi dañuy jagleel journée bu mel ni ñu ciy def communication pour vraiment ñu xam ne lii du feebar handicap la te que handicap boo jàppalee nit ki rek. dafay autonomiser wu. mu di jàngoro joo xam ne jafe na lool ñu fàggu ko li ko waral di li koy sooke la ñu xamul waaye teewul njortu yi bari na lool. xamuñu exactement lan moo koy joxe parce que gis nañ ñoo xam ne ay famille yoo xam ne dañuy juddu xale yëpp autiste gis famille yoo xam ne taaw bi day autiste gis famille yoo xam ne caat bee autiste mais lenn li ñu mën a gis li ñu seetlu mooy dina am ci famille benn. ñaar mooy ëmb ba pare bëri problème wala ëmb ñu lay dóor wala ëmb fan jooy ëmb bi yëpp stress ci biir ëmb baaxul donc côté boobu mën nañ ko prévenir dafa important xale bi nekk foo xam ne dañuy wax ak moom di kaf ak moom di ko stimuler ak yooyu buñ ko deful tamit mën na tëju ci mondam. fagaru gi doon lu jafe ko na gone yi amee jàngoro ji ñoom taxawaay bu mat ak gunge lañu soxla ci seen biir njaboot. parent bi déjà il faut mu nangu ne doomam autiste la mu dem yóbbu ko ñu diagnostiqué ko bu ko defee équipe bi nga xamante ne ñoo nekk ci wetu xale bi dinañ ko mën a ni nii ngay doxalee ak xale bi ba nga xam ne bu demee kër ga bu ko appliqué xale bi dina mën a autoriser wu mais xale yooyu patience la ñu laaj compréhension la ñu laaj ak
teel leen diagnostiqué diagnostic bi nu mu gën a précoce rek ñun ci loolu la ñuy insister xale bi gën a am chance wu autonomiser wu affaire bi commencé di wàññeeku ci moom. gone yu amee autisme dañu leen di faral di beddi ci askan wi mu doon lu tiis lool ci seeni waajur parrain ak marraine biñ jagleel bëccëg bi ñoom ñaar ñëpp di ay jëwriñ ci nguur gi jël engagement ne danañu sóob seen loxo ngir wuti koppar bu ko defee ñu gën mën a taxawu gone yi nga xam ne ci askan wi lañu bokk. Mouhamadou Dieng bu fekkente ni xale yi bokk ci askan wi feebar dab na leen waaye paju ko jafe lool li gën a metti sax mooy ñi war a faj xale yi ñoo gën a manqué ci réew mi ni Sénégal di rëy rëy di yaatu ñett dong la ci Sénégal am moo tax tumburanke am na ca moo tax docteur Ndeye Awa Dieye mi yore service bi ñu dénk wàllu gurime ci hôpital bi dal xale yi ci Diamniadio kàddu jot na jip la mu dénk Mamadou Dieng ñu teewlu ko. ci tàggat bi dafa sooxe ba ren la jàng boobu di door a egg si Sénégal la université di ko doog a mettre en place formation en pédopsychiatrie bu njëkk ba ñun ñii lan lañ def da ngay jàng fii def sa médecine jàng def dolli ñeenti at def psychiatrie dem tukki Belgique mbala France jàng ko foofu ñibbisi ñu nag bañ ci tooloo ñi demaloon yëpp mun naa ne man kenn maa ñibbisi ndaxte la ngay fekk foofu na mu neexee bokkul ak soo ñibbisee Sénégal li nga fiy fekk donc di soññ di ñaan gouvernement bi ñu may nit ñi bourse suñu dem ndax ñun bi ñuy dem ñoo demal suñu bopp bu ñuy ñibbisi ñoo ñibbisil suñu bopp kenn gungewuñu donc ñaan gouvernement bi ñu jàppale xale yi may leen ay bourse ñu dem jàngi ñi fi nekk ñu may leen ay bourse ñu fay seen jàng fii ñu ñibbisi ndax ñu gën a bëri ndax bu ñu gënee bëri faj bi dina gën a ñëw fi mu toll nii ñett lañ ci Sénégal ñuy faj loolu waaw ñett lañu te ñun ñett ñëpp ñu ngi diggante Dakar Thiaroye ak Diamniadio kese. xabaar yi wéy mu ngi tudd Diamniadio foofee sax fa la teer bi di yekke ji ndax bu départ fii ci xolul Ndakaaru fa la jëm lu demee tax na ba tey mu xëyoon am ay panne yoo xam amoon na moo tax it kàddu jot naa jipp docteur bi ñu dénk seen teex di Abdou Ndéné Sall ma ngay leeral li xew lan la waaye nee na panne ba tam lu teel defaraat la ci it nee na léeg-léeg muy faral di am mbirum technique ma ngay faram fàcce ko Cheikh Diop. xam nga teer bi boo nee teer bi panne rek dañuy def ni train yi panne mais teer bi c'est un ensemble il y a les infrastructures fixes mooy raay yi ak pont yi ak yooyu yëpp il y a le matériel roulant 15 trains il y a aussi le système bi mooy communication système bi c'est le système par exemple démb 4 heures du matin li yàqu woon mooy système bi nga xam ni que xam nga système bi on a pris Hawaii ak Sonatel Orange ñoom ñoo koy def donc ñoom ñoo ko def léegi système bi dafa am benn ak l'électricité là dafa am benn coupure boobu nag moom mooy indi woon dérangement mais bu amee yooyu pour assurer la sécurité des passagers dañuy mobiliser benn équipe boo am ñu daal di ñëw xool problème bi lan la biñ ko xoolee ba résoudre ko donc c'était à 4 heures du matin avant 10 heures réglé nañu xoolaat l'ensemble du système réglé nañu yëpp ba train yi di commencé daw sans problème. ñu daw wutali problème ba feeñ ca diwaanu ko Kédougou foofee jàpp leen ni lu bari ci am koom ñu ngi ko fay mbelli ndax or ba ñu ngi ko fay toj saa su nem di ko fa génne waaye tamit gox la boo xamante ni bii dafa doon ci wàllum frontière dugg ba génn nga dafa bari lool moo tax it diwaan dugg na fa ba mu fa duggee tamit jot na fa seppe lu bari loo xam te guut ci yoon lu mu waroon na awee ci yoon ci awuñu ko cëm ban ko xaymaa sax daanaka jege na juróom benn fukk ci ay millions francs CFA duwaan nag ni léegi dana ko defaat ay yoon nga gën a def kaaraange ci gox yu ni mel dañuy teewlu nga xam si moo di chef subdivision douane bu Kédougou kooke mooy Mamadou Aliou Diallo la mu dénk sunu correspondant. ca Kédougou douane bu Sénégal mi ngi fay amal liggéey bu mucc ayib jëm ci wattu corridor yi ak site d'orpaillage yi ndawi subdivision bu douane bu Kédougou taxaw temm ci aar yooyu barab ñoom ñu tuddee soldats de l'économie di xeex bu baax li ñuy woowee criminalité transfrontalière organisée. dugg zone minière la donc site orpaillage yi bëri nañu fi trop te ñun douane lan lañ luñ ci seetu mooy ndax ku fi toog ñu fi nekk ci site orpaillage ndax ñu ngi ci légalité ak marchandise bu ñu fay dugal ndax marchandise boobu jaar na douane ak moyens yi ñuy utiliser ndax détecteur yooyu fay na douane wala fayul douane su fekkee ne condition yooyu yëpp xool nañ ko fay na douane mun nañ contrôler ndax am nañ autorisation pour nekk site yooyu su fekkee ne amuñu autorisation ñoom site boobu dañ koy démanteler. ñuy amal seeni yëngu-yëngal ci zone frontalière bu bari ay enjeux sécuritaires
surtout lu jëm ci économie parallèle bi tax sax ba ñuy baril service de surveillance yi ak wattu gi ci site d'orpaillage yi li ñu ciy mbébét di opération yi di am saa su ne. bokk nañ ci ñi koy démantelé mooy arrêté gars yi tere leen loo xam ne gas àll ba su fekkee ne nag marchandise yooyu foyul douane dañ koy saisir dañ koy andi fii douane nga régulariser. li waral loolu yépp nag di dox gi ñuy dox ci kaaraange alam gi waaye tamit dugal seeni yoxo ci résilience bi ak sécurité nationale bi. opération de surveillance des points de passage ak corridor yi di jur ay saisies yu am solo. Kédougou daanaka trafic bi bëri na trop maa ngi fàttali ni jàpp nañ fi lu ëpp tonne yamba ak genn wàll fële ci douane Moussala te liggéey boobu vraiment agent yi ñoo ko liggéey agent yi yu xarañ agent yoo xam ne dañoo am motivation pour liggéey donc saisie boobu vraiment saisie record la ci région ak ay médicaments jàpp nañ fi vraiment camion médicament boo xam ne Guinée la jógee waroon dugg Sénégal médicament bu baaxul bokk na aussi ci saisie yoo xam ne marqué na fi administration douane. douane bu Kédougou ñu war ko équiper ak ay jumtukaay yu am solo ngir ay intervention yu mucc ayib loolu moo tax a jóg programme de modernisation de l'administration des douanes ñu tuddee ko PROMAD te directeur général bu douane sénégalaise taxawal ko. Abdou Khadim Thiam jaajëf xabaar yi wéy ginnaaw douane ñii moom ñoo di waa ONAS mooy ñoo ca xeex ba mooy office bi ñu dénk lépp lu assainissement ci biir Sénégal kilifa ga doon wërub nemmeeku dem na diwaanu Kaolack Fatick ak gox yu mel noonu la ko fa yóbbu mooy xool liggéey ya ana fu mu toll fa sumb ngir bëgg a fexe ba ndox yu bon yay ball am fu mu mën a waggar ba mu faa dem ba du lor kenn waaye itam defar station yoo xamante ne bii dafay doon ay machine yooyu nal ndox yu bon itam ba mën koo jëfandikoo ci beneen anam loolu lépp la doon càmbar ngir ñu xam nu mu demee dañuy xuus ànd fa ak sunu yooyu fa nekkal di Adama Sarr ak Astou Mbaye correspondance. ci projet bi ñuy woowee eau et assainissement nga xamee ne dañ ko jagleel dëkk kaw yi te banque mondiale daal di ko financé ci lu toll ci fukki milliards ak ñaar ci suñu koppar li ni mel nag dina tax ba ñu tabax li nga xamee ne moo di ay station de traitement des eaux usées ak de boue de vidange ci li nga xamee ne moo di commune bu Guinguinéo commune bu Nioro ak commune bu Birkelane. et intérêt bi surtout bi nga xam ni mën nañ ko ci yokk mooy beneen vision bu ñu gis assainissement mooy li nga xam ni mooy ressources yi nga xam ne eaux usées yi nga xam ne traité nañ ko li nga xam ni mooy boue de vidange yi traité nañ ko mën nañ ko réutiliser ci vraiment augmenter li nga xam productivité agricole ci maraîchers yi wala aussi mbayu ñax yi nga xam ne pour élevage wala aussi di mbay li nga xam ne mooy arbre fruitier wala yooyu daal donc bu jox rek assainissement nekk na loo xam ne aussi day contribuer pour développer yeneen secteurs yi comme agriculture donc agroforesterie ak yeneen lépp loo xam ay projet la mu ñu jagleel ko population bi le président de la République day mettre au devant li ñuy wax équité yéemale naam yéemale mënul nekk fépp mais au moins ñu def effort boo xam ni ñi nga xam ni peut-être amuñu woon chance am rapidement comme ni à Dakar amee chance Saint-Louis Thiès am réseau d'assainissement donc ñi nga xam ne mooy dëkk yu ndaw yi comme Guinguinéo ak yeneen dëkk yi dañu war a aussi am chance war a am loolu. askan yi yeewoo ci yooyu la dëkk nag di rafetlu li ni mel. di wax ne projet bi vraiment dafa ñëw ci waxtoom parce que suñu population yi amoon nañ toujours ay problème ak ndoxaat yi nga xam ne ñu ngi ci kër yi waaw amoon nañ toujours ay problème ak fosse yi nga xam ne ñu ngi ci kër yi wax naa ko fi léegi en français dañ daan oote ji Kaolack pour am ay camions yuy ñëw di ñu vider alors suñu toogee ba am réseau bu mel nii vraiment dañ ci sant yàlla sant ci ONAS sant ci le président de la République. bari gën a baax ndax engrais bi sax waxuma la cet gi muy indi rek mais engrais bi rek tax na parce que nag Birkelane dëkku baykat la donc loolu bu amee bu dul mbay mi sàmm gi te ñaar yëpp daf ciy ànd parce que bu dee sàmm gi la ñuy sotti ci àll bi mën naa yàq kiiwu jur gi donc tey buñ ko jëlee ba di ko traité franchement loolu dañ ciy kontaan. wax ne assainissement moom dafa mos a doon problème Nioro fàttaliku ngeen fi léegi fukki at ñenn ñi fekkee nañ ko Nioro mu nekkoon ci biir ndox
ay quartiers yi lëmm dina leen bëggoon a dindi sax pour toxal leen le président de la république def fii projet bu am solo defar canalisation defar ci ay yoon ba nga xam ne loolu fàtte nañ mais desoon na nag assainissement wu li nga xam ne moom mooy douche ak toilette yi am nañ problème parce que famille yu bëri dañ gas ci suuf ñenn ñi sax ci mbedd mi lañ def ay fosse septique mu doon lu dangereux ak loo xam ne day yàq ndox bi nga xam ne moo nekk ci suuf yàq suñ teen yi donc lii projet boo xam ne dafa ñëw solutionner problème yooyu dindi problème yooyu mu di Guinguinéo mu di Nioro mu di Mbirkilaan daanaka liggéey tàmbali na bu baax. xabaar yi wëy koor gi ñaga ca fi ñu toll nii lu di mel moo tax rédaction bu ITV càmbar ko gis ni buntu jumaa yi jàkka yi bari na ñu fay nekk di yëngu ca lu mutum koom ñu ngay jaay ay téere xam-xam rawatina mbindum wax yàlla sunu borom di alxuraan waaye tamit ña ngay jaay ay kurus ndax léegi weeru koor day tax ba askan ñu dellu siwaat ci gën a jege sunu borom tabaraka wa taala li mel moo tax ñuy jaay nañu mbir yaa ngi dox bu baax ñu xuus ànd ak gëstu soxna Aïssatou Kane ànd caag ma faal reportage. ku wax weeru koor wax weeru jàmm yàlla ñu bëri di si yeesal lu ñuy jàmm yàlla. lu janoo ak juma bopp bi ay jaaykat lal fa client di ñëw nànk-nànk ngir jënd ay kaamil kurus si jaad ak yeneen jaaykat bi toog di nas ay kurus di ñu xamal ni client yi ñëwaguñu bu baax waaye njëkk yi cherul. day dox ndànk-ndànk parce que gars yi moom dañuy ñëw nag seen kurus ak jëndi ay kurus ak yu mel noonu ak kaamil gars yi dañ koy yituyoo ci koor bi bu baax dañ koy soxla actuellement moom koor bi ñëwagul mais ba xasee ba koor dugg moom mbir mi dañu yokk toujours waaw si lay gën a jar alhamdulilah kaamil rek ñoo xaw a yokk tuuti mais kurus yi moom ñu ngi mu nekkoon rek. ni at bu nekk bu weeru koor gi di agsi borom kër gi day jënd si ay kurus ak i mbaxane. see ma ñëw fii di jënd si mbaxana ak di jënd si kurus damay ñëw pour yeesluwaat ndax dañoo nekk ci weer boo xam dañuy jëgmal weer boo xamante ni weeru barke la. njëg yi séerul ndax xam nga li ci ëpp solo mooy nit ku nekk lu la jaral rek séerul. ngir yeesal lu muy jaamoo yàlla ci weeru sell wi jàngalekatu alxuraan bi day faral moom it di jënd si ak lu mu munti jaar. lu nekk rek weeru koor bi daanaka lu rafet rek nga ci nekk moo tax nag bu jëm see rek yow tamit da ngay jéem a ut comme sajaada yi laafa yi xam nga pour gën a rafetal waaw parce que l'islam moo rafet lu mu seer dañuy def rek loo xam ne taalibe moom poosam du fees. weeru koor jaaykat yi tàmm di si gis seen bopp bu baax ren ñuy ñaan yàlla jeexal seeni marchandise. jaajëf soxna Aïssatou Kane ñaan dugg ci bisimilahi rahmaani rahim daal di ko yeggale ci alhamdulilahi rabil alamin lépp lu ñu ci ñaan borom bi nangu ko ci làq Sénégal fu yàq yëggut. xabaar yi wéy jeexale ak article de la semaine tey Mamadou Dieng ma ngay càmbar mbirum téléphone ndekete yoo téléphone xëy na am na yenn marque yu ñu taamu di ko gàddu li langa-langee saa su ne am na njëriñ naam waaye nag ëppal bu ci amee mën naa lor ci loraange yi sax am na benn gëstu bu ci ay borom xam-xam def ci bi ñu ko càmbaree itam daanu yenu maanaa moo tax it su naatangoo Vox Populi jibal ci pàcc bu xóot ci wàllu googee mu ngay ànd ak Mamadou Dieng ndax moo demoon seeti leen reportage. dara mën na duñu taxaleek smartphone di ab téléphone bu méngoog jamono waaye li doy waare mooy xeetu téléphone bi mën nañu indil ay jafe-jafe ci wàllum sëy looloo waral Anta Cheikhou Koné taskatu xabaar ci yéenekaay bi di Vox Populi sukkandiku ci ay kàddu Najib Abdelak di njiital édition Orion ngir amal ay gëstu jëmale ci wàll wi sama naataango di artu jëmale ci smartphone yi. dama demoon fekkee benn table ronde boo xam ne waa campus franco-sénégal sénégalais ñoo ko organisé woon. ça parlait des relations sexuelles dans les couples et réduction de risque boo ko déggee rek ça veut dire que am na benn problème bu ci am
léegi nag ci discussion yi ci lañ soulever benn aspect boo xam ne ñun sénégalais yi ñun sax mën nañu wax africains yi bàyyi ñu ci xel dañu am benn téléphone benn outil bu bees mooy smartphone mooy téléphone mobile high tech mais sur utilisation bi la ñu wax xam nga loo gis rek am na fu mu baaxee am na fu mu bonee mais lii dafa commencé di gàllankoor ci sëy ci biir sëy étude bi dafa wane ne smartphone dafa indi benn lu bees doo xam mënuñu wax sax lu bees na xaw na fi yàgg muy léegi relation sexuelle nekkatul loo xam ne dafa war a nekk contact direct nit ak nit ñoo ko war a seq mais c'est devenu avec son téléphone mën indi blocage yenn saa yi sax dootoo amati envie def rapport sexuel avec ta femme ndax lii nga gis waaw wa tamit jigéen du am joto pour def kii séduction waajal boppam yow ñu pour mën a attirer jég góoram déedéet talatu ko ndax smartphone bokk ci nit ñi ci anam bu jéggi dayoo ab pàcc ci askan wi miin ko ci anam woo xam ne moo gën a sax doy waar alcool wala drogue. ndax étude bu ñu ko defee dañ ne ñi am 20 ans ñi am ñaar fukki at ak lu teg ñoo gën a nekk en danger que ñi am ñeent fukki at ndax ñi am ñaar fukki at ñoom ñu ngi commencé di découvrir lan mooy sexualité lan mooy relation mu tuddati Facebook affaire yooyu même sax mën naa wax ne 18 ans 16 ans léegi mën nga sa papa sa yaay mën nga jënd smartphone léegi boo amee connexion léegi yow yaa gën a war gën a la dafay nekk lu bees ci yow mooy sexualité bi yeeg affaire yooyu day nekk ci lu bees ci yow ba yow tu es en danger ba keroog ngay am 30 ans da ngay defe ne li ngay gis nii mooy réalité bi non loolu du réalité. ñi bokk néegu say ñoom mënatuñu sax wéet li ko waral la di xeetu téléphone bi lee taskatu xabaar bi jàpp ne aji dencante yi ñu ngi dund ay jafe-jafe yu métti jëm ci wàllum communication. am nga bu njëkk ba ñu naan lalu sëy dafa nekk lal boo xam dafa nekk lieu boo xam ne lépp fa lañ koy discuter jëkkër bu wàccee di fekk fa jabaram dinañ wax nan la journée am demee nan la dundee journée am jabaram wax ka lan moo xewoon ci kër gi xale yi bu defuñu bêtise wala defuñu bêtise mais léegi c'est autre chose sa jabar da ngay ñëw wàcce sax du la taal ndax WhatsApp wala mu ngi nekk ci TikTok bi di xaxataay yow mii góor yi sax da ngay ñëw tëdd boo ñëwee tëdd jàpp sa ñaam yow tamit boo ñëwee yéeg sa téléphone nekk ci Facebook Messenger xam nga rek liy xew. mënees na itam xalaata ci suñu ëllëg suñu digganteeg xeetu téléphone bile Anta moom jàpp ne noppee gu ñu bàyyi ko xanaa kay beneen bu ko gën a mucc ayib feeñ ci jamono. man sama xalaat bu gàtt ak li ma sama recherche li ma jox ndax man je suis pas spécialiste dans ce domaine là mais mën naa wax ne on n'est pas prêt ñu en tant que l'humanité n'est pas encore prête pour bàyyi lii ndax addiction la te addiction boo xam ne moom alcool boo nekkee mandikat mën nga dem ci benn centre ñu fet la mais kan mooy est-ce que am na centre bu mën a dindi li addiction bi je crois pas que yaakaar naa nag depuis si fii ak 20 ans yi ñëw dina am leneen lu gën a yées lu gën a ñëw lii te ñun duñ ci bàyyi xel. ci beneen wàll moom taskatu xabaar bi mu jàpp ne sax téléphone yi bokk na ci lu gën a yokk say yuy tas article Anta Cheikhou Koné bi ñu fësal ko àllarba. jaajëf Mouhamadou Dieng waaye itam gërëm leen ci ànd bi ak ñun UTV yi moo tëj xabaaru marax yi da leen di bàyyi ak programme UTV ba ci kanam daañu teewaat incha allah xaaju guddi mu doon jukki xabaar incha allah muy 0 heure ba ci kanam da ngeen jëf.